asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi ni ñu ko baaxoo def ay bés bu nekk waxtu jotee leen dégteel seen émission bi leen seen rajo Sud FM jagleel di Kaaraange Yoon Kaaraange Yoon ñu ko def tey Matar Diop révolutionnaire syndicaliste président national union boole jubanti transport ni ñu ko baaxoo def ay bés bu nekk ñu bàyyi Matar nag mu ñëw mbokku tëri dalale ñu doon ñëw ci li ñu fas seen waxtaan. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaan yàlla Seex Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal tam ànd ko wér. di nuyu nag suñu mbokki transporteurs yi ak suñu mbokk chauffeurs yi di leen soñ ci seen émission bi ñu tuddee Kaaraange Yoon. Kaaraange Yoon émission la boo nga xam ni dafa laaj su waxtu bi jotee ñu jël rajo bi taaj ko ci digg ëtt bi woo njaboot gi ñuy déglu ko ndax émission bi dina jëriñ kuy xëcc dina jëriñ kuy puus dina jëriñ kuy dawal te képp ku ko déglu di nga ci gis sa bopp. jërëjëf Matar ni nga dalee mbokk tëri xanaa rek ñu fas yéene dugg ci waxtaan bi def naa ne tey mënuñu weesu lu jëm ci mbënd mi nga xam ne moo ñëw fekk ñu ci dañ ko doon ñaan nag dañ doon ñaan ndox yàlla ñëw ak ndoxam te lépp xéwal la waaye nañu ñëw wax fagarul suñu bopp ba li nga xam ne dal ñu waaye nañ fexe ba nga xam ne ndox mi taxaw ci tali bi ak ci biir kër yi jóge fi di masawu nag ñi nga xam ne ndox mi am na ay lor loo xam ne ak ñi nga xam ne dañ ci faatu yàlla na yàlla xaare àjjana ñi ngi ci am ay tolof yàlla na yàlla teggil toll loolu te ñi nga xam ne yàlla moom la dénk pour ñu defar ko dindi ci askan wi ci coono boobu yàlla na yàlla yombalal liggéey bi ba ñu dindi fa daal te ñu nekk un mauvais souvenir waaye nag dafa nekk tali boo xam ne nit ñi dañ ci liggéey c'est vrai que kër yi am na tolof mais am na ñoo xam ne ci ñax ci tali bi la nekk Sénégal yëpp sax waxuma ñi ciy liggéey mais dem beeg dikk bi ci la aaju te économie bi tamit laal na ci donc ñu war ci mën a waxtaan am na émission boo xam ne defoon nañ ci Matar ñu wax xam ne responsabilité ku ne ci lii bu amee boobu amul ñu amoon yaakaar ne ndox mi dina bëri yàlla def na am na ku nekk nag am na ci responsabilité ndox état am na ci responsabilité parce que am na loo xam ne moo ko waroon def avant mu yegg si maire yi boo ne état sax mën naa ci dëmbaale maire yi am na liggéey boo xam war nañ ko ci doon def mais aussi tam population yi gis nga dañuy faral di wax ne boo taayee ren déwén yaa ngi fexe nooy def ba doo taa waaye booy taa mooy da ngay lor sa morom parce que sénégalais boppam lay xalaat du xalaat keneen day fatt këram ndox mi dem ci kër jàmbur donc c'est un problème te loolu mu am mooy ñëw ci tali bi nit ñi léegi inondé nañu dañuy jël ndox mi te loolu rek nit ñi dañ koy def état bi tamit li muy pompe tali bi la koy def amul fenn foo xam lañ ko yóbbu donc foofu la ñu trouver une solution dëkk bi kenn mënul dem kenn mënul dëkk xëy na ñi ci tànne mooy ñi nekk biir Dakar bu ma nee Dakar mooy Médina biir centre ville Gibraltar Sicap yeeg yooyu parce que ndox mi dina dem buy taw sax ndox mi dina am tuuti mais bu yàggee bu dem mais boo demee ci banlieue bi kenn amul fenn foo mën jaar ndox mi génn ci biir kër tali bi lay dem te nit ñi am nañ jafe-jafe pour dem donc loolu la ñuy jéem a seet parce que tamit lu ci mel ni Ageroute ak yenn service yoo xam ne ñu ngi doon liggéey ci tali yi am na jéego yoo xam ne ñu ngi commencé woon def di yàq di defar tali yi jotoon nañ fi sax téléphone ci mel ni Babacar Senghor di directeur Ageroute mu wax ñi liggéey boo commencé woon jox ñu sax délai bu 2 mois pour loolu télé ba nga naan ko yàgg na mooy daf ko jox nag délai boo xam ne vraiment de sécurité mais malheureusement lii ñëw nekk ci biir donc mu nekk ay tolof ma bëgg nag aussi ñun suñu xam-xam xëy na màcc bëriwul ci loolu waaye da mbokk auditeurs yi nga xam ne dañu déglu xëy na duñu dimbali pour permettre leen ñoom ñu xam fan la ñuy mën a liggéey gaaw ci lu mun a gën a gaawee pour nit ñi mën a dem liggéey seen liggéey ak ñi nga xam ne dañuy ñëw ci leneen loo xam ne tali bi du seen liggéey waaye dañ dem seen déplacement bi mun a yegg tranquillement seen bureau te du am benn tolof boo xam ne am na ci am na nag ay gox yoo xam ne seetlu lañ ko gis nañ ne vraiment foofu am na ay tolof di ko baaxee tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey loolu lu ci mel ni VDN 3 Gadaye Malibu am na ay tolof ndox maa nga fa yëmbal def naa ne loolu di ci ñëw après Matar am na ay problème foofu route de Boune am na problème ndox maa nga fa jàmm gën Kër Massar Caxay jëm Tëngéej ci booru sédiment ba am na problème loolu sax avant nawet bi tali bi dafa daggoon je pense que loolu tam c'est une priorité autoroute commissariat bu Guédiawaye am na problème Pikine Rudis rond-point ICS boobu yàgg lañ ko wax foofu nag dañ ciy teg baaraam parce que état bi am na ci responsabilité gis nga am na autorisation boo koy joxee da nga xam fi nga koy joxe te foo xam ne ndox dafay jaar dafa ñu rek joxe autorisation loolu nag vraiment loolu am na légèreté ci côté boobu ci sama yaakaar te def naa ne war nañ ko mën a rectifier parce que chaque année mu am problème te xam nañ ni am problème bi fu muy jógee rond-point wax route de Rufisque Thiaroye jëm booru Sips
day am problème ñaari voies yooyu Yaraax ci booru autoroute Thiaroye automobile dina am problème Total Grand Médine Sacré-Cœur 3 bii boo jógee booru Baobab école bi di remonter ñëw ba ci rond point bi tali baaxul ndox mi bu ñëwee dem c'est un problème. cité Kër Góor kii benn tali baaxul. benn baaxul centre de bopp rond point ba jël rond point ca xayma ba foofu tamit boobu def naa ne boobu sax du nawet bi avant nawet bi dafa yàqu woon te def naa ne Masalikul tali bi ni ñu ko bindee foofu tamit léegi dafay am problème def naa ne war na ci mun jug amoo 5 ak 6 am na problème Grand Mbao ci yooyu rek laa mën a wax parce que tamit dul fépp la xam ne ni yëg naa information boobu mais mbokk auditeurs yi xëy na bu ñu duggee dinañu dimbali ndax ñi nga xam ne ñoo war a liggéey loolu jàppale seen bopp ci loolu rond point Zac Mbao ci route de Rufisque aussi taw oto mënul dem mais ñi may gën a masawu mooy waa Grand Mbao boo fa jugee ci rond point bi mairie bi daf mel ni géej la te am na liggéey boo xam ne defoon nañ ko fi lan moo fa teg ndox mi gis nga ci biir Sicap bi dañuy wax sax mais ndox bu taxawee dina dem mais côté boobu am nañ problème ba taal. waa jërëjëf Thiongaan lii doy na émission doy na Sénégalais yëpp man cee xëy di ci wax suba ba ñeent bi suba man nag damay interpeller ñaar muy maire yi nga wax nii ak ONAS man ñi ngi xas sax maire yi mais man su ma sañoon ONAS la ñuy di suur ONAS waratul woon nekk ONAS kenn sentir ko Sénégal tey jii nit ñi ëppee problème ci la ONAS gën a réere te boo leen wooyee ci télévision yeeg rajo yi buñ la làkkalee tubaab ba wax la programme yi ñu nekk da nga naan suba la sama mbir di sotti mais keroog ngay ëpp jafe-jafe fii nga lim yëpp amul fenn foo nga xam ne tey jii même bu séwatan ndox amatul tali ba boo automatique na caa jaar ndax tali moom du baal ndox du baal tali. mais est-ce que responsabilité ONAS rek la. am na responsabilité boo xam ne nag ñun dëkkuwaayu Sénégalais ñun ñu dëkk kër yi. ñun ñoo yor responsabilité boobu. parce que képp ku sa kër taa boo ko tiiree ci ndox bi ci kaw tali bi nga koy jàll. kon tali bi amul ndey amul baay moom lépp moom lañ ko teg. état bi sax bu génne ci kër yi ci mbedd mi la koy def. ci mbedd mi la koy jàll. mais léegi lan mooy solution bi est-ce que duñu ak def ay bande di ngeen ci ndox mi di yóbbu feneen. solution bi nag li ma jàppoon mooy fu tali am fu nekk ci voirie bu toll noonu dafa war a am canalisation bu évacuer ndox mi ñu gas ko ndox ma di fa mën di jaar te bu boobaa nag ñu koy saytu parce que bu ñu ko defaree ba noppi nag ay canalisation bàyyi ko kese ak ñun am na ci ñun ñoo nga xam ne amuñu discipline tabaski day jot ñu rey seeni xar ba noppi dajale seeni bopp ak xar der yaag lépp dem jóor ko ci canal ba ñu bouché ko si ni bari xam nga juróomi at xam nga lu ko ëpp dama gis ne AGEROUTE bu fekkee ne dafay liggéey tali yenn saa yi tali bi dina pare sax mais assainissement moo dul pare ñu bloqué ko am na fi ci Tëngéej am na fi ci yeneen yoo xam ne dem na donc am na liggéey boo xam ne mais ñi may bañ a tudd te ma ne man mënoon a reconnaître mooy ñi nga wax maire yi am na loo xam ne war nañu mën jàppale ci loolu même bu fekkente ne ONAS am na ci responsabilité AGEROUTE am ci responsabilité ak l'État mais maire itam am na liggéey boo xam désensemblement. ndox mi bu mënul dem parce que suuf see ko téye. il faut que jàppal ci loolu am na ci canalisation yoo xam ne suuf moo téye. population yi tamit am nañ ci problème kii responsable parce que ñoom seen bopp rek la ñuy xalaat. pourtant budget boobu nga xam ni maire yi dañ koy voté pour nettoyer loolu ngay wax noonu budget boobu bu année jotee même bu ñu ko feree wu ñoom dañ koy dugal seen i fere wane ne def nañ ko kon xaalis boobu dañ koy lekk ci askan wi duñ ko yëg te maire yi bu ci nekk wote nga loolu ci sa budget. di ko lekk askan wi moom toog di souffrir. li tax may la sentiruma ONAS yaa ngi wax léegi AGEROUTE bu liggéeyee te da ci defar canalisation mais li nga xam ne ONAS ko war na saytu bu demee ba AGEROUTE di ko saytu y a problème parce que loolu ONAS moo ko war na saytu ak fu waay dëkk fu nekk ñu xool ba xam am na assainissement lu ñu waxoon ci parcelle nu ñu ko tuddee woon parcelle assaini. parcelle am na assaini parcelle non assaini nga war a wax parcelle amul benn assainissement. amul benn mbedd bu dul fees ci parcelle. teere ak apes bi day fees ak ndox fépp amul fooy jëm ci parcelle ba joor day fees del unité 15 mënoo faa départ mukk nga jóge joor dem 15 mënta nekk parce que Géejawaay noonu la demee. mais lim nga fii léegi marché bu bees kenn du départ Limaamulaay dem marché bu bees mënul nekk. dañ koo baare da ngay mujj jàddu góos génn ci sa asan avec saa njun la ñu ngi liggéey ana maire yi xanaa tali buñ ko baaree am ndox baare ko su état mënta intervenir maire yi war na mën a luyee benn satane wala ñaar ñu yenn ci moom xam ne def na effort. pour la solution dama gis ne ñu ngi pomper dafa am foo ko yóbbu sinon tali bi la jëm bu fekkee ne amul benn lac boo xam ne comme Kër Massar Yëmbal am na ñaari lac yoo xam ne mën nga fa yóbbu ndox mi mais biir Pikine fan nga mën a yóbbu ndox mi ba pare nga ñëw population yi ku nekk bloqué
def ay pneu oto du mënul jàll donc léegi kenn dootul liggéey nawet bi yëpp kenn du liggéey te nawet bi dafa am yaakaar mi ngi door a tàmbali. yow xanaa xamoon ne Pikine am na canalisation bu déparé foofu ci Icotaf continué ba Technopole daf entretien amul mais am na. Technopole kay ndoxu Pikine bépp xañ na fa. mais ndoxu Pikine bépp mënul jógee dafa lan mooy dragué foofu pour mu dem. moom laa la wax bu amoon canalisation yu baax mën na ko yóbbu ci Technopole bi. waaw mais canalisation yi lañ posé problème. waaw canalisation nag état koy def. mais comme que amul bu fekkee ne état bi dafay secourir ñi nga xam ne mooy population yi nekk ci mbënd bi di pompe di def ci mbedd mi pratiquement benn la dafa mel ni da nga jëlee problème fii rek tegaat ko fii. moo fa am. voilà boo ñëwee ginnaaw raay. waaw mairie ba day mang ci biir ginnaaw raay. jal ko Icotaf ci kaw tali bi. maire de la ville bu Pikine moom mënoon ni sentir nga ko fenn ci àdduna moom kay xanaa langaan rek lay def. xanaa da nga yebbu Pikine rek waaye maire yëpp la. non dama la wax rek ni xam nga maire boobu dafa ëpp loolu yeneen maire yi. parce que maire de la ville de Pikine li mu coiffé ci maire dafa bari kooku su demee ba mën a ko sentir da ngay ba jàpp ni booba maire moom taxawaayam amatu fa kon solo te gis nga tey boo leen invité woon ci rajo yi seen gars yi nga xam ne ñooy lekk seen weccit woowu ci biir maire yi bu ñu intervenir ba wax da nga naan ñii lu ñu la wax dëgg la te billaahi waxuñu ngir yàlla dañ ko wax rek ngir lañ ci am bu ëllëgee mais askan wi li ñuy daj fi mu nekk nii ak coono bi ñu am amul kenn ku taxaw ci seen kaw na kanam tey pour wan leen ni leen coono bi maa ngi yéen a ko bokk taalu ab oto ñëw yëkkat ak ceeb jox ma yëkkat diwlin jox ma man ma indoon ceeb ak diwlin nuñ may fajal inondation ndox ma ne ci kër loolu génne ko. mais loolu avant ñuy def li maire yi ñoo jëkk a tàmbali dons yi ñuy joxe aide yi ñuy joxe te pourtant yaa ngi am problème boo xam ne mën na nekk fii loo xam ne war na mën na régler d'abord am nga problème de santé mais waxuma am nga tali yoo xam ne oto yi mënuñ jàll chaque fois ngay ndamoo maa ngi joxe ay dons maa ngi joxe ay dund nit ñi lekk ko en une semaine dundaat encore pratiquement même problème yi pendant 1 an donc moo tax man ne la man mënuma gëmuma maire yi man pour man état bi laa mën a jox loxo état bi urbanisme am na liggéey boo xam ne war nañ ko mën def même bu fekkente ne cadre de vie sax amatul mais am na fu ñu ko logé def naa ci urbanisme nañ ko dugal nañ ko jéem a dooleel ñu liggéey te ñu bàyyi maire yi à côté man dafa nee na pour man ma jël soit li ma wax maire yi man pour man collecte patente lañ fi def fayee ko weer gisuma leen loo xam ne xanaa leen na Barthélémy Dias gis naa au niveau de Baobab te Baobab la yem mu dafa tali yu baax Sacré-Cœur dafa mel ni bokk ci te ngi wax léegi rond-point Sacré-Cœur immeuble kër góor gi benn baaxu fi mais tali boo duggee Baobab baax na tali defar nañ ko macha allah mais li problème boobu HLM da ngay bëgg a dee am na liggéey boo xam ne AGEROUTE commencé woon na ko foofu xëy na ak taw bi dina arrêté wala mu ralentir ko mais dama gis beneen gox boo xam ne maire yi am na loo xam ne defar nañ ko peupler population léegi nag bu amee problème yi ku nekk génne pompe yi nag da nga koy dugal ci kër responsable wala fenn foo xam ne am ndox sànniwaat ko tali bi amul fenn foo xam ne mën ko fa génnee moi je suis d'accord nga teg benn citerne pompe yóbbu ci benn lac yóbbu ko fa mu dell mais mënoo génne ci kër di ko tegaat ci mbalit bi. waaw li nga wax dafay dëgg parce que man fi ma dëkk rek. Assane mbokk auditeurs te mën nañ bokk ci waxtaan bu ñu wootee ci 88 628 98. fi ma dëkk rek laa lay jëkk a wax muy diggante Yëmbal ak Malika ak benn baraak boobu ngay gis ñaari lag ñoo leen séq muy lag wuy ak lagu war baay bi. am na auditeur bu nekk lii muy jël ko allo. allo allo sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. allo. allo waaw. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Tongan. waaw kooku. Malick Sall. ah mon ami Malick na nga def. sant bu baax a baax. Malick yaa ngi dee de. Matar nuyu naa la bu baax. maa ngi lay fay Malick. damaa xam ne yow kat damaa xamul looy détaillé te ngaa totaale rek. dama bëgg mu yow lim nga Ndakaaru gi fu ne nga ne baaxul totaale rek ñel fi ko dama bëgg dimbale rek ñeneen ñi nga xam ne dañu war a liggéey xam ne fii am na problème. loo leen yow koy boo totaale kay xam nañ ñu fépp bon. déedéet xam nga Sénégal nag koo tuddul goxam mooy da nga ko fàtte. bàyyil boobu léegi yow. waaw léegi yéen da ngeen di doog a daggale ñun kañ leen daggale woon. waaw yéen kay waxatuñu seen bos nag yéen. ñun dañoo yàqule woon bu yàgg première taw ba nu daggale. te kenn waxul ci ñun ba na gën. ah déet wax nañ ci yéen. waaw ba léegi rek moom daal mu ngoog. wax nañ. waaye waaw jeex ba tey. léegi waaw. léegi man li ma la bëgg a wax mooy leen gis nga congaan. waaw Malick. sébb buy tàkk xaw ma xam nga sébb ba mu déet sébb buy tàkk. boo ci jiyee doo am gàncax. sébb. buy tàkk boo ci jiyee doo am gàncax da ngay xaar ba sébb ba fay. da ngay raddu sa tool ba mu set nga taal mu tàkk ba fay lu yàgg a yàgg. bu bët sébbee bu tawee sébb ba fay nga ji fa mën a am gàncax. loolu waa Dakar duñ ko xam. ñaata weer lan toog tawut defut dara. gis nga fii taas fépp signalé woon na daaw. fu ci ne am na ndox mu fa desoon. lu tax ba mu desee demuñu seet la fa nekk ñëw réparé ko ba nga xam ne yaakaar nañ ne bu tawee dana dem.
tali yi nga wax dafa dagg kenn dagg ko ñoo ko dagg ñoom ñu ko defar ab tali day ànd ak lu yóbbu ndox ma. assainissement. te ñun Sénégal dañoo tàmm loo xam ne kenn xamul lan la suñu liggéey du àgg du baax te ku ko wax nag ñu ne la déedéet waroo wax loolu Sénégalais yi mën nañ liggéey mën nañ ji amuñu finition xoolal jaaral ci autoroute bi jógee Dakar ba Touba. jaar ci nga xool dañ ko barrière Dakar ba Touba bu doon Sénégalais yee ko def kenn du ko barrière dañ naan léegi lii 6 kilomètres kenn mënu ko barrière. Europe ñaata 1000 de kilomètres lañu am ci ay autoroute wala ci ay raay amul lenn lu ko mën a jég du nit du luy dox bu dul ci passage à niveau mënoo ko jég te passage à niveau yooyu sax ñoom ña ngi koy xewil ñun nag ñun leen ndepp suñ toog rek yor suñu làmmiñ di wax passage à niveau sax ña ngi koy xewil ndax ñu ngi gas ci suuf mu rollu raay bi mbaa ñu def pont bu tiim raay doo soo ko jég pour raay jëm rek def nañ fa loo xam ne li nit mënu koo jéggi waxuma laa ak ji dara du ko jéggi ñun nag ñun ñu toog suñ toog nga xam ne Afrique gépp ñun noo ci jiitu woon ñëpp di roy ci ñun léegi nag ñun noo ngi toog fan toog université yi baaxatul ay Maroc ak médecins yi nekk Maroc ak fu waay mën a nekk Sénégal nga doon jànge tey ñun mënatuñ sax jàngal suñuy doom ñu nga xoole di taxawaale ana lun man nag mat yow kii yow na nga tuddati songaan lun man lan man transport baa ngi noonu yàqu ba ne yaxeet man li ma gën a jaaxal ba léegi man amaguma lu ma leer parking yi ñu wax ne jox nañ ko Maliens yi man loolu laa bëgg ngeen gëstu ko ba mu leer ne lii gouvernement bee leen ko jox wala ñoom ñoo ko jënd man loolu laa bëgg a xam. kan kii gaar bi. mooy bi nekk Sangaaw. waaw man loolu laa bëgg a xam parking yooyu ñoom ñu am nga xam ne Maliens doo nga fay gaare. ñoom dañuy yor seen xaalis ñuy jënd seen terrain defar. am nañ ci droit bu fekkee looloo am. mais bu fekkee gouvernement bee leen ko jox ñoom rek ñu fay gaare Sénégal yi amuñu suñu gaare c'est pas normal. loolu nañ dañ leen gëstu ko. gëstu leen ko ba mu leer leen. bu ko defee ñu mën ci wax xam lu muy wax. d'accord y a pas de problème. mais gis nga congaan. waaw ndox mii. ñu fi jóge la ma waxoon Adama Ndione daaw jéeg wax ko daaw moom laa jotuma ko ren déggaguma ko fenn ci wax sa xalaat bi ci ndox mi. waaye la ma ko waxoon ne ko boo amee bot denc ko bul sànni say bot dugal ko ci ron lal. xam naa Adama dina ñëw ñoom jëluñu décision dañuy wax décision boo waxee ñu ne jël nañu ay décision jëluñu décision dañ koy wax. te décision dañ ko war a jël gi mooy nga dem def. loolu lañ soxla. foofu dafa am sew bu fa ne ci wolof jël nañ décision déedéet décision dañ koy dem def mais du lu ñuy wax boo waxee da ngaa wax décision mais defagoo décision su dee yow moom am ngay bot. booy boobu taw bi jeexee dencal say bot ci sa ron lal du yàqu de. dana génnaat de. lii maa la ko wax man Malick. gisaguma fi lenn daal luy suuf luy toji mbànd daal gis naa ko. Malick. waaw tali bu yàqu ak inondation génn ndox mi ak dund lu mu ci wut. déggoo li ma la wax xam nga sénégalais yi fi mu ne maa ngi coupé di wax ci dund bi coupé. benn waaye dugg léegi wala ci beneen rajo mu dugg ne xanaa ñooñu dañoo am dund moo tax ñu daal di joxe. loolu lañ lay daal di tool daal ne loolu koy baax na war nañ joxe ceeb ak diw lan mooy ceeb ak diw nit ñi bu ñu wéree bu ñu amee yoon wuñ jaar mën a dem liggéey ceeb ak diw nit ñi mënuñoo génn seen kër ndox mi am Kër Massar boo ko xoolee da ngay xam ne ndox mi du ndoxum dem am na waxuñu lépp mais am na lu fa toj am na bassin bu toj wala dara lu génn ndox parce que ndox mënu di yenn fanaan rek daal di wer te am na loo xam ne déggoon naa ndox mi nekkoon côté kër Malick Matar am na jamono joo xam ne tubaab chinois yi sax dañoo ñu jaay leen ko am nañu ci liggéey c'est-à-dire que ñun ñoo amul xarañ boo xam ne ndox mi parce que bassin de rétention mën nañu ko def am na foo xam ne ay jën mën nañu fa dund ñu napp ci c'est-à-dire que bu ñu ko utiliser ndox mi du loo xam dafa yàq rek day defar mais nag ak ñu no programme waaw congaan gis nga ca kii ba ca mbas ma ba mu commencé xam nga transporteur yi dañoo tëb fii rek dajale ñoom itam ña nga fi dalaloon ñu ne ñu ngi dajee xaalis lu ma leen waxoon bu leen joxe yéen toog leen dana am lu ñu leen gàll loo xam ne du ngeen ko mën a doxal toog leen ngeen dégloo mais Sénégal dara danaan bëri rek ñu ne kenn ku ne na joxe ku joxewul ñu xas la saaga la tam la xoolal yow mbënd maa ngi nii rek nga daal di yëkkati di ñëw du woote ndaje ñu wax nga ne 10 milliards a ngi nii fu 10 milliards yi jëm fan la jëm te ngaa taxaw
waxtaan ba xool ba xam yow nooy defar waaw lii dal dem wër ci jàpp yëpp nga xam ko dal baax mën koo bind mën a xam li xew waaw dal de baax na ci nga xam noo koy doxale jërëjëf mais rek dox jërëjëf Malick jërëjëf Malick ci sa intervention bu fekkente ne amul tam beneen auditeur bu nekk li Malick mën nga ñëw ci li nga xam ne wax na mais dinañ jëm a gëstu aussi tamit wala bu fekkente ne mu leen jéego tam am na auditeur bu nekk ligne bi garde Balde Maliam allo sëñ bi noo tudd ak fa wootee Mamadou Diagne mon ami Mamadou Diagne Mamadou Thiongane le 9 octobre 2013 di président dene kër Momar Sarr te problème yi amee bindoon naa benn contribution tudde ko ci lettre ouverte à monsieur le président de la République l'eau source de vie wax naa ci parce que man ci banlieue Thiaroye Gare laa màggee Thiaroye Gare laa ginnee fii ba Malika Banxaas ak yooyu yëpp su ci ne xam naa ko raison li ndox mi taa kenn waxagu ko te pourtant wax naa ko ci bataaxal boobu te kenn waxu ci te kenn weddiwuma te léegi mu am juróom-ñaari at mu ngi ci internet envoyé woon nga ma ko léegi mu am juróom-ñaari at léegi li fekk waxuñu ci loolu parce que mbir mi un problème boo xamul énoncé bi mënuloo trouver solution pompe ndox mu neex di ko sotti ji wala ci ay égout loolu ba tey gàcce la gis nga congaan ñun Sénégal yàlla lépp teraanga bu muy defal doomu aadama may nañu ko mais nag dañoo am benn gàtt-gàtt ba muy yëkkati dafa yëkkati comme ñun dañoo gaawantu mën a xëccoo mu yëkkati ñàkk fayda ñu daal di ko ni cërëx jël 60% ñàkk fayda ñu am ci àdduna mu ngi Sénégal 40% bi la ñu séddale ñu ci def lépp lu ñuy def rek ñun lépp lu ñuy def nga gis ci lu ñuy xeet xam nga yéen a ngi wax li si ngeen commencé émission bi gis nga leen maire mais maire bi décentralisation bi ñu seen acte 3 acte bi daf leen a dépouiller amuñu benn doole tali état moo ko mun a defar mais nag avant décentralisation acte 3 bi tamit seen nërmal woon nañ de déedéet no congaan xam nga yow travaux publics ossature ba mu amoon bi ñu hérité woon ci colonisation mu amoon ay subdivision régionale ay subdivision départementale ku nekk ci responsable de ton canton boo demee Saint-Louis boo demee Thiès boo demee Kaolack léegi lu ñu ko def ay légion gendarmerie lañ ko def c'est-à-dire administration sénégalaise dañ ko dépouiller dafa am ay secteurs yoo xam ne dañ ko dépouiller yàq ko ba pare dangay créer ay AGEROUTE ay APR ñu kenn xamul mais nag c'était pas bien organisé kii travaux publics matériel bi dañ ko doon jaay entrepreneurs yi am na loo xam ne il faut aussi tam ñu wax ko doxul woon mi ngi doon arrangé mais am na ñoo xam ne c'est entreprise bu bëri bu doxee tam ci travaux publics la aussi mais congaan waaw xam nga beneen problème bi moo di que est-ce que mës nga gis ci ku def une faute ñu sanctionné ko Sénégal de néew na waaw mu ngi noonu ku def faute ñu sanctionné ko amu fi parce que boo defee da ngay wuti fu làqatu ñu def ay intervention on ne récompense pas on ne sanctionne pas waaw ku nekk da am nga bàjjen diñ ci mës a génne te nag léegi man ñi ma fi dégg ñuy wax ñëpp man li ma bind mu ngi ci internet am na fi benn ancien ministre boo xam ne il m'a interpellé à cet effet ma dem du bureau ñu toog waxtaan parce que moom par hasard la ci tombé te il était à Paris y a d'autres qui m'ont interpellé mais wax ji mu ngi ci te xale yii fi nekk nii nga même le directeur général de la SONES li may wax nii xamu ko parce que juddoogul woon mais gis nga li ñuy wax ni ci ndox mi li ñuy wax problème mu ndox mi ma ne la ñuy wax ne président Abdoulaye Wade pratiquement defoon esquisse de solution avec les bassins de rétention yi nga xam esquisse de solution parce que bassin de rétention yi mu demoon dama jox ko maître El Hadji Diouf waaw ma ne la bassin de rétention yooyu bu ñu toogoon ma wax la diw ak diw moo fa dëkkoon bassin de rétention c'est par défaut c'est parce que ndox mi dafa nangu ñu délogé ñoom parce que boo demee ba nga xam ne kenn mënatu ko pomper fépp nekk na dex nga jële fa nit ñi après nga gas ko léegi pour def bassin de rétention mais man dama xam ay bassin de rétention foo xam ne ay nit ñoo fa dëkkoon ay oto dañ fa doon juróom mais fi inondé yëpp ay dex la woon fi inondé yëpp dex la woon nit ñee fa dëkk
defal ndànk bokkul xam nga fan loo doon def congaat nga li dalee sib li dalee sib ba pof ci caaral de gauche et droite foofu dex la woon mais leneen li ci def yëpp waaye Guédiawaye ma dugg amoon na quelques bas-fonds mais bariwul Guédiawaye Gounass kay dex la woon Guédiawaye Gounass dex la woon de waaw mais justement dex googu kay dex googu ma nga fa du jóg fa nga doon fooyee meew bi mu ngi fi dafa am ay bas-fonds lii nekk xam xoolal yow par exemple li ñuy xeet ci Sénégal stade Amadou Barry ak tout ce bloc administratif suñ ko tabax ci dex la comment un état responsable peut faire comme ça nga ñëw nag yow xoolal usine ONAS ñu ngi ko tabax ci biir cuvette or que Patte d'Oie bi ko américain di tabax builder ñoom à l'est da amoon na benn station de traitement des eaux usées nga xam ne ma nga woon ci kaw di sotti ci dex yi ci suuf. et puis booru Cambérène aussi tamit Allemagne yi ñëwoon nañ fi finalement dañ mujjee delloog seen xaalis parce que après dafa amoon ay problème tout ça donc c'est l'État mais aussi c'est les citoyens aussi. ñun dañoo bëri ay dex. Songaan pourquoi ñu tabax usine de traitement des eaux usées ñu di ko tabax ci biir cuvette. Non man fekk yow dama leen di encourager. mais vous êtes très courageux lii yaramu màggat la foo lamb mu ngi. mais yow tam dañ lay jaajëfal parce que même bu dul ci antenne bi aussi dañuy déggante te ngay joxe sa xalaat vraiment merci beaucoup aussi parce que da nga nekk passionné da nga bëgg li nga xam ne moom mooy nekk ci transport ak lépp loo xam ne jëm ci amuñu ñaari nationalité mënuñu toxu. jërëjëf Diagne. merci jërëjëf Diagne Matar bu fekkente ne li mu wax ni mën nga ci yokk balaa ñu jëlaat mbékk auditeur. waaw li ma ci yokk mooy congaan ñun 1960 ba léegi nii ñoo ngi ci ay plan Orsec la ñuy taxawal. waaye ñun kañ la ñuy jeexal plan Orsec. waaw xanaa looy tëral ay juróom benn fukki at mënut a dem. plan war comment changer. tant que mi ngi am problème nag Orsec day am organisation de secours la wax ñun dañ fi dul dem. waaw ñu ànd ak si partenaire ba pare dellu soit. panne si autoroute bi day faral di bette boo paanee noo war a def taal sa lampe oto yi mandargal ni da nga paan sol sa mbubbum kaaraange muy rey yi wàcce nit ñi si oto bi mbaa bus bi si seen wetu ndeyjoor ak chauffeur itam. ñi nekkoon ci oto bi ñëpp war a jàll ci ginnaaw glissière yi seetul bu baax fi nga toll ci autoroute te ñu bind ko ci tali bi ci wet gi ñu jégleel oto ci war a taxaw ci fitna nooy wootee wàllu boo jaaxle woote ci numéro vert bi nga dul fay dara 800 00 20 39 xaar ba oto bi lay lëng agsi sori tali durub li ngay xaar ci ginnaaw glissière yi oto bi lay lëng ànd ñun ñëpp def li war ci biir autoroute de l'avenir. autoroute de l'avenir ñooy ànd ak yéen ci seen émission kaaraange yoon. jërëjëf balaa ñuy dellu soit ak auditeur fekkente ne am na auditeur bu nekk aussi ñi ngi ndax Dakar mais man Tëngéej a ngi si Tëngéej moom tamit dañ koy fàtte te nag Tëngéej lii doo ko ci fekk allo. allo oui. sëñ moo tudd ak fay wootee. El Hadj dëkk Guédiawaye. El Hadj yow la ñuy déglu. waaw man li ma jaaxal ci inondation yi xam nga bu dee yeneen secteur yëpp tali yi mën nañoo trouver ay lay que soit yoonu ndox la woon wala ndox mi dafa jóge feneen nit ñu pomper ko. mais par exemple boo jëlee ci VDN 3 bi. diggante gàddaay diggante Malibu ak Malika. foofu ndox mi taa foofu je me dis que ñoom du ñu joxe benn explication que ne ndox mi moo fële la jóge wala leneen puisque foofu déjà tefes la woon déjà gandus ba fa nekkoon oto mënu fa woon jaar. donc actuellement nii bu dee day taa ba oto yi mënatuñu jaar ci benn côté bi sens Malibu kii Malika dañu obligé teggi jaar feneen wala ñu kii ko donc foofu responsabilité je me dis que ne AGEROUTE la. ñoom ñoo deful seen liggéey. parce que bu ñu doon def nañ seen liggéey wala boole nañ ci contrôle bi ci war. nit ñi du ñu defar tali yoo xam ne boo tollee de loin da ngay gis que ne tali bi ci boppam moo am ay cuvette. mais pas kii bi nu mu tudd sax. site bi nu mu tudd cuvette yi seen wàllu bopp. bi ñuy defar tali bi lañ ko créer seen bopp. donc foofu ñoom du yoonu ONAS nekku ci mais AGEROUTE foofu ci wàllu boppam. parce que canalisation amul foofu assainissement rek moo fa am waaw. waaw xam naa loolu moom dañ ko jéem a leeral d'ici semaine prochaine bu fekkente ne dañ xool bu fekkente ne directeur bu AGEROUTE Dakar Babacar Senghor
disponible pour ñu vraiment ñu invité ko mu jox leeral yëpp parce que tamit bu tii c'est pas gratuit ñu wax lii pour au moins permettre mu ñëw beneen yoon pour gën ko leer parce que nous avait promis de passer encore pour defaat émission leeral ci mais côté boobu man dama am benn xalaat bu gàtt gis nga boo jógee Mali bu dem ci rond-point bi ñu wax nii dafa am rond-point bu ñu fa def ndox mi waroon jàll dem ci filao yi day resté est-ce que du loolu muy indi parce que descente lay doon est-ce que du loolu moo tax muy am indi de côté boobu. congaan soo bëggee dégg-dëgg tali bu ñu réceptionné gul entreprise bi ko yor bu demee ba tali boobu di jël ndox entreprise boobu dañ ko war a sanctionné loolu mooy yoon xam nga bi mu amee Babacar Senghor dafa woo entreprise bi nga xam ne moo yore liggéey boobu ñoom ñu ne ko ñu ngi dem pour def ay intervention yañ fa def du intervention loolu yow mën nga ko jël benn pelle ñëw rek gas ci wetu tali bi pour ndox ma bu walee dem foofu sëkk suuf si boota saala ne dugg foofa nag wala nit ñi daw tàbbi foofa du ñu dee loolu am na benn sécurité lu tax ngay defar tali sans canalisation ak géej gi tout près sës ci yow nga xëy mëtu sax 20 mètres te diggante Malibu ak Gàddaay ñaari côté la ci am yoo xam ni benn oto mënu ci jaar bu tawee te fii ne boo ñëwee ba Malika kaw pont bi xam nga da nga yéeg pour dem Tivaouane Peulh ki jóge Malika mënta tourner dem Tivaouane Peulh ndax ndox ci biir VDN tali bu ñu réceptionné gul entreprise yooyu war nañ leen a bàyyi ñuy fonctionner jël suñuy milliards ñoom tëdd ci jàpp seen jàmbur ñun jël suñu xaalis lekk ko ni jàpp seen jàmbur Achirou du leen di contrôler moom du moo ko doon liggéey dafa am ñu ko jox dafa leen war a toppi ñu defar suñu tali wala ñu jox ñu suñu xaalis loolu mooy yoon. parce que yoon boobu xaw naa fa gëj tuuti mais ni ma fa jëkkee ba fa rombee gis naa ne boo wàccee descente lay doon te descente rond-point la est-ce que doon solution comme que ndox mi day wàcc noonu descente bi ñu ubbal ko benn yoon boo xam dina dem ci filao. dinaa am sax lu ma la ci dénk de. billaay pont yi ñu defar képp soo ci yéegee boo sa oto amul amortisseur da ngay daanu pont yi ay tonneau lay def ndey oto bi day naaw tonneau lay def tël lay def. ngay naaw ca kaw. loolu mosuma gis pont bu ni mel Sénégal. lu tax ñu bàyyi entreprise yooyu ñu dem nañ taxaw liggéey suñu liggéey bi suñuy milliards lañ leen fay nañ ko téye. nañ ñu jox bala ñu ko def yéen réceptionné ko. du wax nga réceptionné guñ ko. donc finalement affaire yi wéy dama. ñee tali ba ñee ab tali kay bu ñu ko matérialisé rek mooy problème mën nañ ko utiliser gis nga Ila Touba bi liggéeyoon nañ ko lu yàgg nit ñi di ci dem te takk réception wuñ ko bañ koy réceptionné. waaw fekk na. mais man lu ma jaaxal Ila Touba bi doo dal ci benn pont mu def tunu. waaw non damal na ne réceptionné wu nga wax. waaw damal na ne comme que réception mën nañ ko rectifier parce que entreprise bi demagul te état bi jëlugu ko. ñu taliwaat ko. déedéet waxuñu tal mais di rectifier li nga wax noonu. tonneau bi kay taliwaat rek a fa sës. xam loolu moom ñu lay def. waaw loolu sama xam-xam yëgul foofu. loolu nekk di ko yaa fa jaar chaque jour. waaw dañ jëm a interpeller tamit ñi nga xam ne ñooy. boo yéegee point yi ñooy responsabilité boobu. Malick Sall tam aussi tamit maa ngi la bëggoon bu fekkente ne am na auditeur bu nekk lii Malick Sall wax na ci garde ba ma ñu jël auditeur allo allo sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. maaleykum Thiambane. waaw kooku. Aliou Diar man la Mamadou maa ngi woote fii. Mamadou Italie. États-Unis. Aliou Diar bu baax. États-Unis mooy Mamadou gën nañu dégg. yes waaye gën nañu déggante lool. effectivement naka foofu. waaye fii ça va ñu sant yàlla baax a baax. foofu moytul nag de gis nga vraiment moytul de. xam nga li may wax. waaw ok waaw fii moom macha allah quoi ñu ngi moytu bu baax. alhamdulilah kon nag c'est bon. yàlla mooy sàmm yàlla na leen sax yàlla sàmmal boppam. yow ak Sénégal yi fa nekk yëpp yàlla sàmm ñëpp. amiin amiin. dafa doy waar di nuyu sama grand boobu macha allah. waaw Mamadou maa ngi lay fay baax maa ngi lay fay baax. Mamadou yow la ñu déglu. maa ngi koy déglu ci Sidou Gueye maa ngi déglu ci Sidou Gueye tout le temps. waaw effectivement waaw dana ma dugg rek sama xalaat quoi. Mamadou yow la ñuy déglu. oui maa ngi bëgg a dugg si kii bi rek waxtaan bi ngeen waxtaan ci affaire assainissement bi ngeen wax nii. lu am solo la gis nga rek man comme li ma taa wax léegi naan nguur chaque fois dana am plan OSEC. plan OSEC boobu. mooy plan d'urgence. urgence nag mënoo chaque année rek nga ne urgence. génn sa 10 milliards def ko ci mbaa 20 milliards après quelques personnes ñëw taxaw fu lay jaar fu lay génn fii xam nga yooyu xam ngeen quoi on est au Sénégal. xam nga ni mu demee. man kay li ma ci xaw a déranger mooy dund bi ñu ci joxe kay. waaw dund bi maamu saas nag. dund vraiment man jaaxal na ma. non yooyu ñu war a bàyyi ay jënd ceeb ak ay macaroni ak vermicelle ak. yooyu ñu war a bàyyi te xam ne Sénégal yi duñu ay kii daal ay nit la ñu. mais chaque fois boo amee problème ñu ne dund bi daf nañ ne dund bi moo koy réglé. jënd ceeb indil la. vermicelle. loolu la ñu war a bàyyi nag. nga nekk ci ndox nga toggee ko ci biir ndox mi 1960. parce que suñuy paay maa ngi faral bu ñu nekkee xale suñuy paay jëkk yi noonu la ñu daan naxee. ceeb ak diwlin ak yooyu mais yooyu dafa war a jeex. ak tàngal bant. waaw léegi nag fi mu nekk nii solution mooy Matar. waaw nañuy def assainissement bu wóor. nañu gën a xaalis bi teg ko ci kaw table ji. seet ñoo xam nañu la muy affaire ingénierie yi ñu jox leen ko. ñu teg Sénégal ci yoon Sénégal neex na defar Sénégal rëyul.
zone boo xam ne bon xam nañu bon fii lay inondé. ñu jël ñooñu déplacé leen ñu yóbbu la fa. même s'il faut bu ñu jël armée bon camp militaire yi bon militaires yi sama mbokk militaires yi mais foofu sax mën na fi yóbbu ñi nga xam ni bon tey ñu ngi mën nañu tey ñu jëlee ñëpp leen foofu en temps. jéem a xool foofu dëkk bi ni ñu koy kañal ni ñu koy def ci ay canal. waa génie civil de war nañu mën a dugg vraiment. voilà génie civil waaw surtout génie civil. mais ñoom seen liggéey pour loolu la. dañuy jóg. ñu ngi tëdd dañoo war a jóg fi nekk dimbali population bi. ñu ngi tëdd Bargny di xaar marine bi jóg ñëpp jóg taxaw jàpp jaafare bi quoi. maanaam ñu ngi tëdd Bargny di xaar ku leen jox ordre waaw. te war na sonal benn vidéo mais j'ai fait pleurer. femme bi ay jigéen yoo xam ne saa yi nekk ci mbënd bi amuñ fu ñu jëm ay jigéen kese si benn kër. mais vraiment loolu dafa ñaaw quoi. état bi nag vraiment war na dimbali Sénégal yi quoi taxaw ne xam ne ñii c'est des Sénégal comme ñoom. dañu jàppale ngir yàlla. dafa tali dafa lépp. Sénégal mën a avancer quoi. jërëjëf. waaw maa ngi jégalu waaye xam naa xaw a dëgg mais maa ngi jégalu. non mais noonu la mi nga wax ni yëpp lu yoon la jaar fu mu nekk nii moom. am ñoo xam ne ànd nañ ak yow 100%. jërëjëf. ok d'accord. jërëjëf Mamadou sa intervention gis nga li mu wax ni tam dafa am solo aussi il faut que ñu bàyyi di joxe ceeb bekkee te liggéey gis nga lii dañ ko war a régler léegi ndox mi nañ ko génn te bu ñu ko génn nañ am fu ñu ko def mënoo génn ndox ci biir kër teg ko ci tali bi ndox moomu day te gis nga période nawet nañ nag bu yàggee foofu dina dem ba nga xam yeneen feebar dina ñëw paludisme beeg ay yëpp dinañ gën a yokk ñu nekk yeneen di faj solution bi mooy dañ fexe ba nga xam ne ndox mi am yoon am fu mu dem te du taxaw tali bi dina tax mu préserver suñu tali ba pare nit ñi dinañ wér Alassane bu fekkente ne amul keneen ku nekk ñu jël kii ñëw ci Matar wala dafa am ku nekk ci ligne bi waaw Matar ñëwul ci. waaw xam nga congaan man fu ne la am na deseere ab inondation bu mu des Dakar dex yi dañoo bari ak géej yi Géejawaay am na dex Caaroy Gaar am na dex Caaroy Géej am na dex Ginnaaw Raay am na dex. Ndar amul dex. non dama la bëgg wax ni la waa ñooñu bu ñu inondé woon nga ni ñii dañu am fu ñu def seen effectivement dañu inondé nag. waaw moom laa xam nga dex am na Ndar. xanaa yoo xamoo Ndar xam nga ñun. yow miinoo Ndar non miin naa baax dama. Ndar dex gaa ngi dëkk non dama la ne. da nga ne mën nga comprendre. waaw fépp inondé ba mu des Dakar parce que am nay dex. man la xamal ne la Ndar am na dex. Ndar dafa inondé Kaolack dafa inondé. loolu moo jaadu gis nga ñun dañuy wax Dakar. dañoo liggéeyul dama ne dañuy wax Dakar problème fi nekk mais gis nga problème nekk ci biir moo ëpp yu nekk Dakar ñëlee ngi dund mais amuñu fuñ ko waxee. pourtant man yéene ji président di am ba débloqué alal ju toll nii muy ba noppi ñu wëlbati ko muy zéro andi lu ñu dara mais président moom itam 750 milliards duy caaxaan 766 milliards su ma ko joxee ay nit dinañ ma wan fi ñu ko def. non dafa laa ñu ubbi ci ab audit xool ba xam fañ lañ dugal xaalis boobu. ñu jël auditeur bi allo. allo. sëñ ma tudd ak. salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ ma tudd ak fa wootee. Moussa Ciss Morola. Moussa yow ñu déglu. ngeen am thème bu am solo bu ngeen di wax. merci beaucoup man li tëj sama bopp moo di. tali bu bees tàkk nawet jot mu fees dell ak ndox ba oto yi dañuy booru. wa aussitôt ka ko liggéey duñ ko woowaat ni ko lii nga def est-ce que yoon la. loolu la Matar wax de. chaque année tali ba ñu defar ba pare bu taw amee rek oto yi dañuy booru loolu lan la. xanaa techniciens yi amuñu ni man de bu doon bâtiment ñun dañuy niveauté. ñoom nu ñuy liggéey ban façon liggéey la ñuy wala dañu bëgg di liggéey daal ñu jox xaalis rek comme ça rek. borom oto yi sonn nañu. tali boo jaar sa oto day yàqu. boo jaaree ci mbedd ñu baare mbedd. léegi oto yi kon dañuy gaare. non am nañu naqara. Macky Sall lu mu ko bëgg vraiment mi ngi moom daal ay nitam na wax ak ñoom lii ñaaw na lii rafetul ci deram. génne xaalis bu day noonu foo ko waxee ñu ne fu mu dugg ba ci man mii fan la dugg. tali bu ñu defar doo am tali bu oto mënu faa jaar ba normal. ñu bëri xamuñu woon ne xaalis tal noonu génn nañ ko jëlee. mais ba kañ. lii dafa war a jeex ci nguuru. pour man waroon na jeex ci socialité bu et puis liggéey nawet pourquoi sax ñuy liggéey nawet. dañuy xaar ba nawet jot rek baare oto yi baare tali yëpp. mbedd boo jaar borom nit ci baare mbedd yi léegi oto yi fu ñuy def dañuy naaw ci kaw. dafay seen droit. vraiment c'est trop mag na waxtaan ak ay nitam. ministre bi yor wàllu yoon yi na wax ak ñoom. ministre bi yor wàllu ndox mi na wax ak ñoom. ndox mu amul fu mu jaar day taa. wax ak maire yi aussi. na wax maire yi tamit wax dëgg yàlla man damay xam nga maire Kër Massar bi. dafa am pax yoo xam ni chaque nawet. waaw oto yi mënuñ faa jaar waaye maire boobu ngir yàlla mënu jënd ñetti saako ciment defar boobu. Moussa. Sénégal moo amul maire. sérieusement defuñu fi dara lañ fi deful. Kër Massar fii. booy dugg wetu armeelu waa Kër Massar yi.
pax yaa ngi foofu oto mënu faa jaar. boo rombee tollu nu mu tuddati am na jumaa bu ne ci kanam. oto mënu faa jaar. ñetti saako ciment defar na ko. léegi boo waxee ñu ni d'accord xam nañu sax compétence su maire yoon bokk ci mais nañu waslu seen ak parce que ku mel ni man boo xamul dañu naan maire bi liggéeyul dara loolu moo leen di yàq. mais gis nga jërëjëf Moussa gis nga nag li arrivé dama koy faral maire yi bëri dañu liggéeyul dañuy ñëw fekk kuy liggéey benn société boo xam liggéey ñu ñëw teg fa tam naa maire travaille pour vous defuñu dara c'est-à-dire benn société moo koy liggéey xëy na da kooku feeñul ñu jël teg fa seen plaque defuñu dara wala ñu dem laajte ban programme ngeen am ñu ñëw kii ne leen c'est-à-dire que liggéeyuñu Sénégal maire yi ñoo liggéeyul man mu la gëm collecte la ñuy def juuti fayee ko fin du mois amul leneen lu ñu def xëy na peut-être li ñuy def mooy aide yooyu te aide yooyu moo ñu ko def tali bi. merci Thionga xam nga lu tax nga wax ma du ko dëggal. waaw gis nga lampadaire yii nekk ci mbedd yi di leer. da ngaa defe ne maire yi ñoo ko def. état Sénégal moo ko génne de jox ko maire yi. mais maire yi ndamoo ko. gis nga fii ne ñoom la ñu tiitaroo wane ne man sama quartier dafa leer dama defuñu ko ñoom état bi moo leen ko jox. moo tax man la gis nga sunu maire yi ak ONAS yam dañoo war a dissoudre leen. dissoudre ONAS ñu jël auditeur bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi tudd ak fay wootee. Pam Ndiaye Castor. Pape yow la ñuy déglu. na ngeen def. ñu ngi sant bu baax. danaa dañuy wax da neexul ba neexul. Ageroute liggéeyuñu. vraiment ñu liggéeyuñu. yow avant nawet bi tali yi 2 mois wala 3 mois avant ne pax yi ci Ndakaaru yëpp. ñu ngi fi defaruñu ñu bàyyi ba ndox mi sotti ñuy di baare tali yi loolu fu ñu ko teg. loolu fu ñu ko teg. dama tey benn équipe bi liggéey fii ci Fass. bëkkat bii ci guddi. Socotera la xaw ma ne ko waaye yéen na ngeen ba muy taw ngeen di fakk nekk ci ay terrasse yooyu te yéen gis ngeen si lii lépp y' a 2 mois 3 mois de cela mi ngi fi. mu ne ma non Enan Chine lañ joxoon marché bi après mu sous-traité ni ko man de xam nga c'est pas sérieux c'est pas du tout sérieux ah ba fi travaux publics teppee dekkee lii mosu fi am. booy ñu jëkk fi ñu ne ay ingénieur lañ ña nga jàngee Thiès ña nga jàngee France fu nekk incompétence daal la ñu gis ñoom. amuñu benn ko tali bi ñu liggéey du baax ndox mi du dem. devant Liberté rond-point Liberté jëm fële nu mu tudd si jëm comment ça s'appelle encore. pont bi foire bi. xoolal ma ñaari fois yooyu ba ñu ko defee yàgg ba mot sax 5 ans. mu xàpp ci ku yàqu du ñu koy romb du ñu gis amul entretien amul inspection du réseau amul dara wax dëgg yàlla ñun démb fii la ñu commencé fekkoon dragage. dañ daan liggéey tey 10 ans. yaa ngi dégg bu baax. pax doo ko ci gis. Jean Lefebvre bi fi nekkoon ci temps tubaab ba balaa kay baarataal di ñëw. même chose. yaa ngi dégg. yéen ngeen ñëw barki démb fii ngeen ne xale ñu jox leen ay responsabilité topp soo wuju ko sax c'est le qualité de le souci xoolal Masaalikul Jinaan ba Obélisque rek. tali bu bees tàq la woon. mais gis nga benn pax bu ndaw fa nekkoon ñaar lu yàgg ma nga xoolal jaar fa tey nga xool dafa gën li jaadul. Lamine Gueye Matara ma koy wax ba ñuy tàmbali émission ba. non mais yenn yi dafa jeexal xool nit quoi oto jàmbur yëpp yàqu nañu. rotil yeeg para yeeg yëpp damm nañ. koo ci wootee rek mu nekk di expliquer di wax lu taxawul ñii c'est pas des travail ces gens ne travaillent pas là kii dafa jar wax Macky Sall ba mu dégg ko les gens de l'Ageroute ne travaillent pas. xam nga xam nga ban programme yi ñu nekk mais ces gens là ne travaillent pas. liggéey ñu tey liggéey ñu la ñii il faut ñu dénoncer leen quoi lettre ouverte sax daan ko def ci ñoom. c'est pas possible Pape leen lañ mën def. incha allah dañ jom ko dox ci semaine bi. jéem a fexe pour disponibilité bu fekkee disponible Babacar Senghor directeur bu Ageroute ñëw toog fii. wax leeral ñu Babacar Senghor boobu ngay wax. waaw. ñaata yoon la fi toog. ban njëriñ la am. ñaata yoon la toog foofu c'est-à-dire le problème xam nga fa lan la. avoir un programme et une vision. parce que mënoo bàyyi ba muy taw nga ne yaa ngi fakk ay pax enrobé bi dafa yàqu. loolu nañu ko di ko ku jàngul sax xam na loolu. vous vous rendez compte. on dépense 2 milliards ci PERA. 2 milliards la jox de. région de Dakar rek laa wax région de Dakar xaw ma yeneen région yi de. xoolal Dakar ni mel. 2 milliards ñu jox ko ay Enan Chine nag ay société chinoise kooku nangu ko liggéey mu ne di ko sous-traité benn société artiste Sénégal kooku lu ko neex lay liggéey moom tamit. y a pas de te amul surveillant amul dara matériaux yi ñu fay def du matériaux de qualité de dama lay ay enrobe yi bon lañ fay def. nga xam ne boobu bu ko ngelaw lu mu dem yoonam. waaw loolu de baaxul. ma ni waaw. am na loo xam ne nit ki war nga seet sa diggante ak sa borom. xam ni da nga dugg ci suuf. daañu la laaj. bu la koo ci joxul responsabilité mu mereel te koo joxul responsabilité du liggéey mais Sénégal fu ñu jëm nag. donc dafa métti nag affaire dafa métti képp ku yore oto ci Ndakaaru yaa ngi waxuma la oto bi yàqu sax mais sa yaram sax mooy feebar. te gars yi di wax préférence nationale.
sa yaram dafay feebar. koo si ay sagoor moom nga wax ak keneen koo ci wote rek day expliqué rek. ñoom nekk nañu ci lu def séminaire rek yi. tracé nekk télé yi wax. mais sur le terrain zéro. on leen jëlee note 0 sur 20 ces gens-là. merci waay jërëjëf Pape Ndiaye dootoo ci Castor il a parlé avec le cœur. mais xam naa ne coono bi mu am xam naa ne am na coono mais dañ ko jëm. mais nag congaan fii ma la wax nii. waaw station yi ñu samp ci tali bi li ñu yàq tali bi bari na de seen ndox yépp ci kaw tali bi lay versé. loolu lu bees du lu bees. du lu bees de. te kenn sanctionné wu leen. nañ ci wax. loolu laa bëgg ñu. waaw Assane bu fekkente ne amul tam auditeur bu nekk ci ligne bi. dama bëgg a dellu soit avant ñii kii ak yow man tënkee daal dafa mel ni bëgguma dugg. allo sëñ bi na nga def ñu ngi sant bu baax kooku. gone gi ci mbedd mi Kër Massar. gone gi ci mbedd mi gone gi ci mbedd mi. Kër Massar yow la ñuy déglu waaw. jam soxna demal ci kër gi. gis nga Moustapha Mbengue. gis nga ko ñu ci station bi. kàmb googu laa wax. mënu koo raax. mënu koo sax def. meer na de gërëwaare sax boo ko fi defee mu dem. mais ñoom lan lañ man dara. ñëw na fii ci ndox laa nekk mu ñëw fii mu ne ma oto baa ngi nii di ñëw ba tey jii may wax ak yow ba bii mais nag ku xamul ministre bi yor wàllu ndox mi wàllu assainissement ak kii yeeg yooyu. loo neex defal. mais peuple bi la ñoom la ñuy joxaat 2000 ak 17 mu jaral leen lu ne. waaw ñooy trinqué de. ñun lu ñu def météo nañ ko. Sénégal wax ci dëgg moo métti ku wax mel ni yonte yàlla Moussa. ku jëf mel ni Firawna. nañ waxante dëgg te yàlla tax. réew mi ku wax sonnul. ku waxul nettiwul. billahi da ngay fay ko di ko nëbb. nañ waxante dëgg te yàlla tax. réew mi metti na. dafa metti. mënul nit du dund ci ndox nag. te ñoom nañ xool nañ dugg ci biir ndox mi nga xool. gis nga buñ duggee ci biir ndox la ñuy xam lan la fii ne loo leen wax dañ naan la waaw. nit ñu nekk ci ndox nga dina jox ay ceeb. ceeb bëgguñu ko. dëgg vraiment ceeb moom vraiment seen moom am na loolu lekk. waaw jongaan wuy ma nañu waxante dëgg te yàlla tax. ingénieur Sénégal nag man bañ leen a jox sax liggéey moo gën. ndax ay foo xam ne ndox day taa nekk assainissement. HLM moom it lan lay jaay ay parcelles yoo xam ne dañ ne HLM la. te amul assainissement. nañu waxante dëgg. ñun ñëpp ci lañ bokk te état bi mooy responsable. mais régime yi fi jaar yëpp pratiquement erreur boobu lañ def gis nga Parcelles Assainies régime PS la état la d'accord mais gis nga foofu la ñu raté lépp dem na fa la ñu raté lépp gis nga Parcelles Assainies moo war a nekk la ville nouvelle dañ ko waroon def tracé ko loo xam ne vraiment doo def ci assainissement ak lépp mu nekk fierté pour Sénégal mais yàq nañ ko. xaalis yaa ngi ci poos ak ci compte yi. waaw dama ni tongaan nun Sénégal xaalis moo nu jiital. waaw vraiment. kuñ ci jox projet doo ko liggéey da ngay jël benn pour def ci jël moitié bi wéer ko ci say compte fan ñu jëmee am ndox yéegu fa. man sama souci mooy fi mu nekk ndox mi ñuy def ci tali bi. waaw dafa am benn waay bu la wax léegi ni la tali bu ñu defar ci sable din bu mel ni nga oto mun fa jaar mu indone waaw mais ndox moom ku ko fa indi parce que xam nga ne yoon wi traversé géej ndox daaw fi taa parce que beñ la woon. lu fa indi ndox ma du godron ba. godron boobu waruñu ko woon xamal ni ndox mi da ciy wàcc ñu wut fu ñu ko versé. ñu jël tey bellu. waaw copain. waaw kooku. Tongaan Ablaye Ndiaye yëmbal. mon ami Ablaye. waaw yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant bu baax Ndiaye. ñu ngi jaar ak Matar. sa yëmbal ko kay Ablaye fi ne. tey seen émission bi ala daa mel ne de. yëmbal kay kenn moo tudd émission bi waa transport bi yaa mel ni yéen mbënd mi ngeen di wax quoi. mais mbënd mi dafa laal transport. mais effectivement. mais c'est vrai tali yëpp yàqu. car yëpp man yëmbal yi ma dëkk nii. station bi si maternité bi mais foofu mar day taali. man pneu yu baax laa yor mais ay pont rek lay jël temps yi. pont rek. vulgarisateur ñoo def affaire temps yi. mais tout à fait pont rek ngay jël. parce que déviation yeeg yëpp quoi mais loolu la quoi mais c'est un constat triste loolu la Sénégal yëpp la. dañuy wax Dakar rek mais du Dakar rek Sénégal yëpp la. mais Sénégal yëpp la effectivement. waaw donc gis nga station yi problème bi mooy. waaw c'est que ici. station total yëmbal gis nga ni mel Ablaye. on sanctionne pas. suñ ko nee yëpp loolu on sanctionne pas. c'est de la corruption partout. parce que tali yi ñuy defar normes yi respecté wu normes yi c'est pas bon. c'est pas bon. te hivernage bi yàgg na ñuy avertir hivernage bi prévoir mais tey dina bëri ndox nangam ak nangam mais xanaa dañoo gëmul prévision si yi wax ne nangam ak nangam ana si mag yooyu mais il fallait ñu jël seen i mesures avant moto boobu yi ñu jógee bëri ci dem ba fii. et ça veut dire que ñoom jënd nañu ko yàgg na parce que diggante bi mu amee inondation bi ak bu ñu ko génnee donc jënd nañu ko yàgg na. mais nañu ko joxe avant ñuy pompé affaire yi muy dem avant bu ko defee du fa taajaloo. du fees
mais da ngay nekk ba nit ñi fees na pare nga doon a ñëw fa li ñëw li say moto pompe waxuma ceeb ak diwlin ak yooyu mais non quand même ñii ku ñu yëpp. mais Ablaye mais vraiment c'est désolant. comme li nga wax rek ne fii amul maire quoi fii amul maire mais boo fal boo xam la fi nekkal ak kanaam. ma ne la. waaw c'est ça. non mais loolu dafa yàgg. non loolu rek la jël suuf si daf nangam ko ne mu jox la loolu la maire yëpp noonu la. affaire tous pareil. Ablaye du problème mu régime gis nga maire yi fi mës a nekk yëpp c'est toujours comme ça. mais tout à fait. nii la ñu mës a fonctionner defuñu fi dara. dara lañ fi deful dara lañ fi deful et puis pourtant gis nga ndox mi. man xaw ma bett ma parce que dama mës a déglu benn émission ma gis premier ministre Souleymane Ndéné. waaw mu naan ne ndox mi dégg na ne prévision yi ndox mi dina bëri te moom nekk ci àll tool ba lay nekk. mais effectivement mais état dafa war a gën loolu man tout ce que dit la sim mais dama koy jàpp comme de l'argent compté. voilà mais justement parce que ñoom ñooy dawal avion yi ñoom ñooy nangam ak nangam lu ñu la wax il faut le prendre comme de l'argent compté. mais loolu mais nag aussi tamit am nañ benn excuse boo xam ne pour man. waaw xëy na dafa tombé aussi tamit xam nga mbas mi ñëw ñu focaliser wu complètement ci mbas mi fàtte yenn yi. mais exactement exactement dañu ne la xam nga wax naa la fii gën a passé ne la tali yëmbal bi mën ko taxawalee ba léegi kenn deful si dara parce que dañoo profité si mbas mi arrêté affaire yëpp mais loolu moo conséquences yooyu moo fi nekk mbas mi dafa ñëw tiital ñu mais voilà effectivement il fallait travailler avec travailler avant mais ba léegi am affaire bi fi nekk nii ñi jaaxle nañu léegi de li ndox mi doon def mbas ma li mbas mi doon def ndox maa ngi koy def mais bien sûr jërëjëf jërëjëf Ablaye doon woote ci yëmbal moom tam def naa ne du ma def si ci ngay tàggoo mais man dama bëggoon aussi tamit ñi nga xam ne ñooy responsable ñu fàttali ko Tëngéej Sénégal yëpp am na problème mais Tëngéej aussi am na problème gis nga damay faral di wax ne. Tëngéej amul problème grand problème la am. non Tëngéej malheureux mooy géej gi du ko tiim canalisation bi du yóbbu ndox mi ci géej gi il faut que ñu am benn pompe wala il faut que ñu def milliards yu bëri Tëngéej pour mën loolu sauver leen gis nga ndox mi guddi gi di nga yeewu fekk ndox mi ñëw ba boulevard Maurice Guèye donc ça pose problème donc état bi ñu leen demande aussi tam ñu jëw ci Tëngéej defar tali c'est bien mais ndox mi tant que mi ngi fa tali bi ça ne sert à rien te ndox mi dëkk bi ndox mi da ko tiim boo taxawee ci boulevard ngay seen géej gi mu la tiim donc c'est que dire que Tëngéej ak Bargny même chose la aussi donc il faut que ñu jàppal leen sinon rek problème du fi génn ñii xëy na nawet bi la mais pratiquement Tëngéej ak Bargny nawet yëpp c'est la même chose parce que bu fekkente ne am na marée ndox mi day ñëw donc léegi dañuy def ay barrage mais ça ne sert à rien donc il faut que ñu jàppal leen jéem a travailler nag ak ñi nga xam ne dañu dëkk ci ndox gis nga boo demoon Hollande wala nga dem Italie ay boor Venise xam ne ñooñu ci ndox lañ dëkk dañ la waxal exactement nu ñuy téye ndox mi milliards yi ngay dépense yóbbu ko ci France wala ñeneen mais te ñiy dëkk ci ndox mi am cette expérience là vraiment mën nga leen jox liggéey bu ñu jàppal la ci Tëngéej bëgg na ko Bargny bëgg na ko je pense que il faut que ñu jàppal leen ci côté boobu Matar looy tàggu. Bargny bëgg na ko waaye nag man congaan li may soññ mooy suñu maire yi nañ jóg wax ak seen askan wi jege leen man démb dama dem si benn poste de santé boobu nga xam ni malade lañ fa évacuer amuñu ambulance ñu ne ambulance bi daa paan te docteur yi fi nekk du ñu ñemee ak jigéen ñi maire yi pour waxtaan ak ñoom li nga xam ne mooy jafe-jafe yi seen poste de santé yooyu ak seen case de santé yi waaye xam nga war a évacuer malade taxaw di xalaat taxi bu ko yóbbu wala leneen ñu naan ambulance bi dafa paan te amuñu dara lu ko évacuer te nga sës rek ci maire bi vraiment loolu lu ñaaw la. waaw loolu nag moom du kaaraange moom. du kaaraange dama ko yóbbate santé appel di wàllu d'accord ñu doon émission yi tey Matar et puis dama am lancé gis nga Sénégal yi nañu dal gis nga léegi damay wax ne am na titre de transport yoo xam ne ñu doon def ay faussaires yoo xam ne dañ leen démantelé loolu ma géej loo xam ne dañ ñaan Sénégal yi ñu dal am na ñoo xam ne tey fi mu nekk nii titre de transport en papier amatul bu dee bu bees la yëpp vraiment c'est numérisé dañu daal seen xel gis naa ne nag ñi ciy def ku ci def dañ la jàpp bu la jàppee ki la ko jaay dañ ko jàpp yow tam di nga jàpp am problème. donc loolu xam naa du ñàkk directeur nañ bàyyi facilité boobu nañ topp yoon bi fi mu jaar ñu am ko vraiment moo gën a yomb noppal seen bopp noppal seen i njaboot. ñu doon def émission yi tamit Matar Diop révolutionnaire di syndicaliste président national union boole jubbanti transport ci technique bi ak réalisation bi Alassane Thioune moo fa nekkoon présentation Mamadou Thiongane di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen te leen jox ndaje beneen yoon.